for Gambia. We stood up for Gambia. Okay, as somebody, ñoo xamanteni we are APRC sympathizers, APRC militants. You understand? So gisee tey ñu ñemee génn de was in social media ak Gambia ci boppam. Jammeh dafa bàyyi legacy. You understand? Okay, which we all know. You understand? Okay, the thing is that ñun xam nañ ne Yaya Jammeh dañ ko tuumal mu génn. You understand? ñu génnee ko fa. You understand? Okay, our focus is what? Moo nekk ne Yaya Jammeh naka la muy delloosi Gambia. You understand? Naka la muy ñëwee Gambia. And then am na all the right pour ñëw Gambia. And then su ñëwee Gambia, nobody is going to intimidate him, or harass him. You understand? Loolu ñun ñëpp xam nañ ko. Okay. Kene ku nekk sa political party, man, that's why, I don't go to certain political parties nowadays because man, lu ma dee def, sama TikTok bi sa account bi dañ ko ban for 1 week. You understand? Lo moo tax ma gëj a dugga living sama own life. You understand? Okay. Man dema dee ñëw si plateforme APRCs. You understand? Ñu waxtaan. Ñun lan la ñoo def ba ñu nekk benn. Ba ñun luñ bëgg ñu mën koo am. You understand? Because APRC is the only government since the First Republic, Second Republic, ba tey am nañ Third Republic. Only APRC government tey nga mën a proud to and then nga taxaw si diggi Gambia. Go mention different places and different areas mu nekk si logistic in anywhere loo xamante ni APRC dañ fa bàyyi legacy te legacy boobu noonu even suñ any government bu mënta ñëw legacy APRC it will keep on remaining in Gambia ba ñun suñ citizen ñëw fekkee ko bàyyi ko fa dem you understand because soo ñëwee wàllum education side APRC ñoo lay the foundation of education in Gambia and then soo ñëwee wàllum health side the same thing. You understand? Mane, Babili Mansa boom ñëwee in 94 up to 2016. How many scholarships la génne jokko doomi Gambians yi? 45,000 Gambians. Okay. Jammeh government am rek moo in the free education in Gambia from primary one to the Gambian college. Local parents. Okay. Okay. Yaya Jammeh amoon na a visionary leader la amoon na vision boo xamante ni dafa bëggoon a living even university bi sax mu nekk free yàlla man na ko te def ko pare na def after 2016 def ko pare na def waaye yàlla foofu lam emaloon njiitam yàlla te ba tey ñun Gambia ñun waxut ne Yaya Jammeh su ñëwee moom moo nekk président te even Yaya Jammeh waxut kenn man su ma ñëwee danaa nekk président yàlla Yaya Jammeh dafa wax ne moom mu ngi ñëw Gambia mu ngi ñëwaat Yaya Jammeh waxut kenn man su ma ñëwee daanaa nekk président waaye nit ñi ñoo toppa de wax ne waaw Yaya Jammeh moom dafa wax ne mu ngi ñëw mu nekk président non Yaya Jammeh waxul loolu ku déggul wax Yaya Jammeh man nga déglu audio Jammeh yaa ngi sax Jammeh lu mu wax dafa leer nañ yaa ngi sax fii ñu ñëpp Gambians lañ te ñun as a concerned citizen foofu duñ la dee nangoo foofu luñ la dee wax ne wax xanaa moom kenn rek moo fi nekk dombu non may moo ñëw rek Amadou moom kenn rek moo nekk président Gambia xam nga nit ñi dundee déggul nit ki mu ne moom dafay wallaay Gambia soo leen toppee ñeneen yi xalak Gambia rek leen gis xalak Gambia rek leen bugga Amadou may moo jàppale la foofu xam nga those people they never like Jammeh and they will never like Jammeh up to their dead body. You understand? Which we understand. We don't have a problem with that. So we should know that. Okay. So Jammeh waxut kenn su ma ñëwee danaa nekk président ñun waa AP and Gambians ñoom ñoo wax ne we need Jammeh back. You understand? And we need him back. Mane Yaya Jammeh lum time fàtte naa bi vidéo bi sama ngi dugal sama page mu ngi doon ñoom IMM Gaba Jahumpa and congratulate ñoo xamante ni dañ faytaloon Gambia pour Gambia mën a am seen independent you understand te Yaya Jammeh bu mu fa génnee Jawara ok dafa génne woon Jawara dafa demoon exile dafa yóbboon Jawara exile ok which we understand because situation bi nu mu meloon loolu moo tax mu yóbba Jawara exile ok bu mu yóbbee Jawara exile bu mu demee ba mu like ne Jawara it is the dara jaay ci dara yaa ngi alali Jawara yëpp def ko sikio ñoo xamante ni they were ministers ak ay governors ñu nekkoon si government Jawara ñu sàcca alali ñu sàcca def ko nangu delloo ko si dëkk bi ñu lu moomal seen boppam mu delloo leen ko ok bu mu indiwaatee Jawara def ko providal enough security mu jox ko kër fu mooy nekk te mu ngi koo jox alawansam si every end of month daf koy jox alawansam defal na ko Jawara benum génnee Gambia
Okay. MS, I have a question for you, please. Okay, no problem. You can come ahead. Man luma buga xam moy ñun youth yi dañ nekk ci kumpa ban solution la ñoo def luy tax mu ñëw understand yeah brother I'm like brother wiri bi dafa yaga understand nga the most important thing is Gambia ñu ko nit dafa bari in which sense moy nit la nit ko xamantene nit la nit ko haral man dama la nit la ko xamantene nit la ko xamantene dafa déggu ci dëkkam dafa liggéey ci dëkk bi so ñun ay doomi dëkk yi ñun waruñ koo bàyyee noonu so comme like ñu war a toog ci media bi nii understand nga ñuy wax ne lii la def defut lii la def loolu du solution lan mooy solution mooy ñun ndaw yi naka la ñoo def mu ñib si ok bro may ma jàppale la loolu noonu maybe yow yëgaanguloo ñun luñ nekk de def because ñun we have an organizations and institutions yoo xamante ni duñ fa dee waxtaane yi fi politique ñun lu nekk suñ intention ak lu nekk de liggéey moo nekk ne balaa 2026 Jammeh dana ñëw si dëkk bi ñun ñu ngi taxaw si loolu noonu su fekkee nekkaangu leen foofu noonu then you can DM me I will join you into those groups whereby loolu la ñuy waxtaane foofu noonu and then ñu ngi bugg a jël step te dañ jël step tamit ok ñu ngi amee ay forums yoo xamante ni youth si mairie pay yëpp ñu ngi foofu noonu ñoo xamante ni dañ need Jammeh back ok and then we have all the right Jammeh am na all the right te Jammeh dafay ñëw and then alalam boo xamante ni dañ ko yaaxa dañ ko delloo te képp koo xamante ni lekk nga ci alali Jammeh waxuma alali Gambia de waaye alali Jammeh képp ku ci lekk dañ koo génnee te loolu noonu bis bi soreetut sax léegi tey you understand and then youth si yëpp ñu ngi foofu noonu and then ñu ngi am ñu nekk diaspora bi ak ñu nekk Gambia and then ñu ngi képp ku nekk you understand képp ku nekk koo xamante ni yow Gambian citizen nga te nga bëgg a dégg bëgguñ koo xamante ni negative people de koo xamante ni da nga déggu xam dégg bi accept dégg bi even da nga tuumaloon Jammeh sax waaye nga dem ba tey nga realize lan moo nekk dégg bi nga accept the reality we are all ones we are all Gambians you understand okay brother UDP TikTok we are all brothers we are all Gambians okay 1 minute ma tontu ko rek 1 minute ma tontu ko rek ki bu leen ko flifin boy 1 minute dama tontu ko UDP TikTok we are all Gambians okay we are brothers and sisters and then you yourself gënuloo Yaya Jammeh si Gambia you understand right boo am ci Gambia the same right la Yaya Jammeh am in Gambia okay soo waxee ne Yaya Jammeh lu mooy wax ni dafay ñëw it is funny it is up to you you can judge him anyhow you want you understand but we know what's the reality and then we know the people who destroyed the image of Yaya Jammeh in 2016 before he will came out of power we know them yeah but it doesn't matter time will tell God time is the best God time is the best and then once that time came time will tell because Gambia the thing is that all those politicians ñu dee caricature foofu noonu Adama Barrow ak ñoo dee caricature seen boppa sax ñoom suñ waxee dañ bëgg a dëkk bi ñoom Yaya Jammeh moo leen gën a bëgg a dëkk bi te Yaya Jammeh moo defal dëkk bi ñun luñ gis loo xamante ni ñun mën nañ ekkati suñu loxo Yaya Jammeh lii ak lii la indil Gambia lii la defal Gambia you understand ñun xam nañ ko ana yow si sa bopp xam nga ko Yaya Jammeh bu mu doon ñëw Gambia lan moo nekkoon di population of Gambia and then how many people were poor ñoo xamante ni Yaya Jammeh dafa ñëw mu def leen to become rich mu educate leen koo xamante ni dafa defal Gambia education free even a fisherman doomam sax am na access pour mu jànga ñun gis nañ coalition members yi ñoom ñoo yàq Gambia because bu ñëwee free education bu fa nekk ñoom ñoo ko fa génnee scholarship bu fa nekk ñoom ñoo ko fa génnee student yu demoon yoo xamante ni government Jammeh moo leen yóbboon pour gars yi dem diaspora study ñu delloo gars yi. lan doomi citizen ñu sonn rek. You understand? So this is it. te yàlla xool la dee fay nit how many people ñu ngi foofu noonu for more than 30 something years ñu ngi ut dëkk bi mënuñ koo am
MS ba yalla fay job li dama leen naa ñëw baay waaye after dinaa la DM suñu groupe boobu dafa interesting trop. No problem. Yéen bi kon na leen moo bu positif you know bu leen faale koo xam ne dafa ñëw di leen a merloo di wax waxi négatif. foog ma génne la yéen after start work. man de moom xam naa ne man xam naa ne daal Alka Yaya Jammeh su ñëw Gambia dafay xalaku góor jigéen yi mu ne wàccam bara live control ba ok no problem xam nga man dama ubbeeku lu ma lay wax rek Wisdom gis nga ñun Gambia man koto yi feeg waan yi laala mënut a understand koto yi xaaf yi yëpp soo leen gisee tey ñu ngi support Ibrahima Tarawale ñu ne Ibrahima Tarawale is the good he is working for Africa he is doing this and this ñu bàyyi Yaya Jammeh ci gannaaw fale ñu di support Ibrahima Tarawale dëgg mu ngi taraw si Afrique lu bari waaye gis nga kii tamit kii ku ñu jàkkaarloo nii kii nekkul out of Africa de kii mu ngi support Afrique kii tamit yéen xamu leen njëriñ am de waaye ñu bari si Afrique xam ne njëriñ am Ibrahima Tarawale la benn affaire laa ko mun a xamal gis nga feegwaan yi nii ñun Gambia nag ñun broda yi support lii la support half bi yëpp ay feegwaan la ñu den sa picco di wax ay english yi robis yu xam ne english kenn xamul english Angleterre la o America english lañ nekk di lakka kenn xamul ban façon english lañ lakka half bi yëpp ay feegwaan lañ A to Z half bi yëpp ay feegwaan lañ nekku di support Ibrahima Tarawale dañ nekk di support seen poste mbir seen compte yi ak seen mbir seen media affaire bi time bi loolu moo xew ñoom lu munta xew rek ñu ngi ci biir lu munta xew ñu ngi ci biir maa la wax lii ñun kotoy Gambie xaaf bi yëpp noonu lañ mel lu munta ñëw lu ees dañ de def foofu seen loxo ba nga mel nii ñoom moom affaire bi kaa bi moo ko yor nekkuñ foofu de ay feegwaan lañ de ay feegwaan lañ supportuñ Ibrahima Tarawale de parce que ku support Ibrahima Tarawale fes balaa ngay support Ibrahima Tarawale Afrique ngay support parce que doo support nit ki jëmmu am bi dangay support yow lu la feebo waaye ñii supportuñ ko de ñii supportuñ Afrique ñii soo gisee ñu ngi lif si Ibrahima Tarawale di wéeru foofu noonu di wax lii ak lii ay yi fi naafige moo takk li kay di wéeru foofu Alka déglu ma na please waaw ñëwal yaakaar naa ne waxi Gambia moo la fi indi ak wax lu baax si Jammeh lu baax lu mu def loolu moo la fi indi right waaw ok ñoo xamante ñu ngi support Ibrahima Traoré nañ ko support loolu seen right la nañ ban Yaya Jammeh waaye ñooñ xam nañ Yaya Jammeh lu mu defal Gambia even ñoom seen boppa xam nañ Yaya Jammeh lu mu defal Gambia ak lu mu defal seen yaay ak seen baay you understand Yaya Jammeh ku wax fi nii lekkuma ci barke Yaya Jammeh sa ku ko wax mu ngi wax lu ko nekk ak ay fen because ba tey barke Yaya Jammeh moo nekk Gambia te ba tey léegi si Jammeh la Gambien si nekk na njëriñ you understand ok because tey soo seetee képp koo xamante ni yaa ngi Gambia wala nga nekk diaspora nekkuloo Gambia sax nga nekk diaspora sa famille lekk nañ ci maalo Yaya Jammeh you understand ñi ñëpp xam nañ ko mu nekk sa yaay mu nekk sa baay lekk nañ ci yeah, but MS. No, MS Sawaja, I think it's good because when you make a remind guy, that is it's impossible. It's just hypocrisy. Remind, that's not a problem. I think that's okay. It's normal. Remind, right? Sawaji Saluma one so uti pan African science bit Africa so uti pan African president do so ame Yaya Jammeh fofu nga am you know even no, United Nations wow yeah yow yaa nekk Justin Trudeau Canada xaw ma no keneen la ok danaa la waxal leen ne xam nga Ibrahima Traoré si tànka Yaya Jammeh la mu ko doxee you understand yeah ok because Ibrahima Traoré moom Yaya Jammeh bu mu doon nekk time boobu noonu si système bi ñoom Ibrahima Traoré yëpp ay gune lañ you understand te ñoom dañ doon déglu Yaya Jammeh te xam nañ te Ibrahima Traoré Assimi Goïta ak président Niger bi ñëpp you know tànka Yaya Jammeh la gaay toppa ok gis nga Yaya Jammeh is a real pan-African Yaya Jammeh is the only African president koo xamante ni moom moo dem mu sue European countries for the
loo xamante ni doomi Gambians ak doomi Africans yu dee dee si géej bi moom moo nekk di only président pour suñu gaay yoon san waaleykum salaam yan san yaa jame moo nekk njiit ana suma brother fi nuyu naa leen baalu liggéey kaay rek laa nekk dama bëgg a sànni ñaari kàddu rek parce que yàgg naa déglu seen live bi ngeen baalal ma rek ngir yàlla ok nuyu naa leen suma brother si Gambia naka Africa ñoo war a booloo nekk benn ñoo war a booloo nekk benn dafa doy time bi dafa jot pour ñu jógal suñ boppa time bi dafa jot pour ñu demal suñ boppa waaye Africa dañ nekk dëkk yi nga xam ne président bu ñu am bu baax ñu fakkastal ko mu daanu loolu lañ war a bàyyi we need Yaya Jammeh back maa ngi gis nag UDP TikTok bii nii di wax nonsense gis nga nit suy wax nonsense te ngeen ko bàyyi mu wax nonsense am xeex nañ fi Yaya Jammeh terewul gis nañ dëgg bi fan la féetoo Yaya Jammeh we need Yaya Jammeh back te of course Yaya Jammeh dafa dellusiwaat Gambia back definitely Yaya Jammeh Gambia li fa taxaw ba léegi yëpp Yaya Jammeh ko fa def te Yaya Jammeh ko fa indi Adama Barrow niñ ma wax Adama Barrow lan lu mu toogee ba léegi lu mu liggéey Gambia doomi dëkkam yaa ngi soona outside xoolal Mauritanie bi nii ñu ne am na ñu fa nekk di soona yeneen dëkk ma ne sister dina la waxal leen ne lu xew Gambia démba xam ne yow dangaa tëdda di nelaw liggéeyu loo sa government liggéeyu sa ambassadeur yi liggéeyu ñu nekk di soona képp bépp doomi Gambien mu ngi coono outside bi bépp doomi Gambien mu ngi soona inside Gambia lii mooy lan Adama Barrow dañ bëgg mu step down UDP gis nga Adama Barrow fu mu nekk ni mu ngi taxaw yéen a ngi nekk di saraxtu wante di lekka parce que man Yacine Diop dëgg la dama nekk outside dama tukki mais fiil naa ko yëg naa ko parce que suma yaaya ngi Gambi suma paa ngi Gambi Adama Barrow fu mu nekk ni Gambi even outside fu nga nekk doo am respect because kenn respect adu Gambi jeex na moo fi daw that's the point that's why we are all fighting Gambian si right now ñu ngi nekk di saratu di lekkante gis nga boo leen taxawali UDP wala Essa Faal ak ñeneen ak ñeneen yi boobu mooy raw suuf la ñoo bëgg di teg safara di ko lekk parce que Essa Faal soo leen duggee suma compte TikTok bi di ngeen gis yu bari def naa ko TikTok Essa Faal yow taxawaguloo sa di laajte suñ diw bi fan la nekka mu ne ñu ut diw bi si géej bi fan la nekka ba pare ñu wax mu defal ñu symbole gaal bi maanaam bu taxawee gaal bi laa jël dugga ci biir géej gi loqati suñ diw bi dem jaay Adama Barrow jaay business agum na yëpp pale bi rek a des pour mu business ko di Adama Barrow lu mu fi def nañ ma wax yow lawyer Darboe right now ban energy la am pour mun a taxaw président mu ne you cannot go ahead without working with the white people. It means Gambia dañ war a wise my brother time bi dafa jot pour Gambian si ñu wise yow time boobu ba pare doomi aadama xamuñ dëgga ñu ne Yaya Jammeh dafa rey ay nit ñooñu luñ def ba Yaya Jammeh rey leen doomi aadama xamuñ kuy dóor kuy fayeku lañ xam man suma papa Yaya Jammeh ko yóbbu Maaka man suma papa Yaya Jammeh fu mu daan taxaw sappe bu mu daan taxaw di julli Tabaski ak Korité suma papa foofu laa taxaw dañ ko daan jox baaj mu tapa te Yaya Jammeh musu koo def dara Yaya Jammeh ku laalu Aïssatou Ndiaye Seydi ñaata at mu ngi liggéey Yaya Jammeh te laalu ko nañu waxante dëgga doomi aadama xamuñ dëgga te dañoo nekk di fay nii rek wax xam nañ fu dëgga bi nekk xam nañ fu dëgga bi féetoo te alali Yaya Jammeh bu ñu sàcca Yaya Jammeh sàccut alali Gambi de Yaya Jammeh Gaddafi daf ko daan may ay bagage Yaya Jammeh am na bagage yoo xam ne moom si boppam sista bi regal foofu waaw soo gisee mu indi maire bi dafa xam ne mais bi rek jigéen yi moo ko mën a protect si wàllu vice président ana jigéen bi sin su bu mu fa ñëwee ñaata at mu fa lu dem ñoom ñaar jaama rek lañ am dugal naa ñun góori Gambie ñoo añaan den soxor jigéen ñi ñoo gën a soxor jigéen gis nga lu yàqu jigéen a ko yaaxa lu jag jigéen a ko jag jigéen ñoo war a doyal seen jooy takka seen digga taxaw Yaya Jammeh dellusiwaat Gambi baak xoolal néeg yu ñoo daaneel Gambi xoolal place yi jàmbur yu ñoo daaneel Gambi dunda bu seer bi dara amul Gambi lu waas yaa ngi seer yéen tamit xamoon may wax lu ma leen bëgg a xamal loo xamante ni mu ngi ñëw State House UDP under my food lawyer Darboe du fi taxaw lawyer Darboe dafa màgget lawyer Darboe dafa màgget baalal leen ñu UDP baalal leen ñu ñun luñ dunda essay doy na sista nuyu naa la lu ngay wax fi yëpp dëgg la xam nga gis nga ñun
ma wax la benn affaire Afrique balaa mu dem dañuy seetal political party yi yëpp buubu leen mu yëpp ñu jekk yëpp ñu buubal yëpp ñu def ko si mbalit ñu doog a indi ay suñ soldier yi ñu def leen si suñ nguur bàyyi président soldier ma ne la ministre soldier ministre soldier bàyyi ok ñëwal ministre Adama Barrow lu mu def dafa make sense yow naka ngay toogee si nguur nga jël suñ doomi dëkk yëpp faxas leen ci palais bi jël doomi dëkk jàmbur ñu di la garder foofu nga war a xam ne Adama Barrow amul fayda si boppam Adama Barrow amul fayda man maa ko wax Adama Barrow amul fayda am na lu xew State House Gambia yaakaar naa ñu bëri yéegaanguñ ko sax yaa ngi xam nga Sénégalais yi ñoo fa nekk Sénégalais soldiers yi No, okay. No, Senegalese forces in your country. Why UDP? They are just normal security. Degluma. Masa ne kinte lu mo xaar pour dëgg boobu Adama Barrow bi bul dëgg de lu tax Gambia rek UDP ak Essa broda mais ma foofu ma tontu rek dama wàcce dama nekk si liggéey kay moo tax loolu daf leen mooy parce que xam nga lu tax ku or ren bi déwén gisuloo or bi rek dañ lay ko jiiñ dañ or Yaya Jammeh loolu ñoomi neen la des na si moom su leen neexee ñun nañ ko dogat sax nañ ko dogat sàmm ko si diggin mbedam ñun loolu suñ yoon nekk si parce que dañu fight Yaya Jammeh or Yaya Jammeh yéen a ngi understand so ak Yaya moo dal Gambian si tey waaye di leen wax jërëjëf loolu moom dëgg la seen live bi nee na moom wax na ko gaay mu ne su nekkee maa leen tooñ da ngeen koo gis yaa maa leen tooñ dinaa ko gis waaye ñu Gambian si ñoo ko gis maa leen di wax jërëjëf maa ngi liggéeyukaay jërë ngeen jëf suma broda si macha Allah jërëjëf bosa sawal bi rek yaa ñu la fay léegi tey soobee yàlla jërë ngeen jërëjëf waay waaw Wisdom ñëwal lu xew State House parce que ñun moom xamuñ de Wisdom waaw xaaral ma ñëw nag gis nga man si suma xalaat ñun Afrique balaa ñu dem gis nga political party yi yëpp lañ war a baan A to Z amul kii amul kale bàyyi président dafay nekk soldier président nekk soldier ministre nekk soldier ay ambassadeur nekk soldier ñun loolu kese moo ñu mun a sauver parce que ñoom ñoo xam suñ problème yi gis nga ñil wol leen tel la problème moo long wala soldier wol leen tel la problème moo long bari gis nga ñi political party waaw xam nga the thing is that Africa politician du mën a ribalit Africa because politician yëpp popeti tubaab lañ you understand tubaab yi ñoo indi politician si Africa you understand okay because nu ko waral dëkk bu am njiit bu baax tubaab yi dañ dee am ay political party yoo xamante ñoom ñoo nekk gaay seen gannaaw pour ñu xeex seen njiit bu baax bi you understand ok UDP party ñu ko xamul rek ñoo ko xamul UDP nekkul Gambia lañ ko formé UDP lañ ko formé in America lañ form UDP and then in Atlanta during the Olympic time 1996 lañ form UDP understand ñan ñoo ko form moo nekk France Angleterre ak America ñoom ñoo form UDP loolu moo tax ñoom ñoo nekk de sponsor UDP loolu moo tax UDP tubaab bi lu mu leen gomloo loolu la gaay gom yéen a ëppa yéen a war a jiite loolu moo tax fuñ dee wax yëpp dañoo wax ñu ñoo ëppa tribalism bi ni yëpp ñoom ñoo ko indi you understand ok State House Senegalese forces yu fa nekka lekka boo xamante ni State House la waroon a ñëw te State House moom lekka boobu noonu la gaay sàcca jaay ko you understand gaay resell ko you understand Gambia lam xapu ne lii nii musta am fen ci aduna te musta am fen ci Africa su dul Gambia this is the first time Africa ñun Gambia si aduna si yëpp nekkul Africa kese Africa aduna bi yëpp Gambia rek moo nekk dëkk boo xamante ni seen palais bi foreigners ñoo fa nekk ñoom ñoo nekk in charge ñëw disarm seen armed forces bi yóbbu lii ni security threat to the nation you understand because any nation tey boo dem yéen naay pare pour defend seen security kon yéen seen su boobaa soo leen demee ba seen yëkk security bi yaakaar soldier yu baax yi yëpp bàyyi nañ armée bi dem nañ you understand soldier yu fa nekkoon ñeneen ñi dañ leen dàkka loolu moo tax Gambia tey security bi du mën a baax because ñii ñoo yaxa security bi you understand coalition bi ñoom ñoo yaxa security Gambia bi waaye tey gars yi dañ bugg a jël blame bi yëpp te ko ci ko Adama Barrow te Adama Barrow doo ko mën a blame nga bàyyi Ousainou Darboe nga bàyyi Halifa Sallah Sidia Jatta OJ Jallow yàlla na ko yàlla yërëm doo mën a bàyyi gars yi si gannaaw sooy blame Adama Barrow benn dangay blame gars yi téeméer ñoom ñëpp a yaxa waaw Adama Barrow tamit moo taxawut fu mu war a taxaw te Adama Barrow moom xamul ne moom mu ngi
dina implicate boppam suba because lu ko waral moom lu mu war a def defut ko moo nekk lan taxaw gis ne alal Yaya Jammeh bu gaa yi sàcca dañ ko delloo aneen mu dem indi Yaya Jammeh lii moo nekk jaama Adama Barrow waaye Adama Barrow su ko defut billahi Adama Barrow su demee ba mu wàcca dana rëccu lu tax mu nekk président sax man maa leen fenal fen bi nii. waaye MS li ngay wax dëgg la waaye xam nga luy problème bi am na ñu xamante ne nekkuñ góor yi xamante ne day am fit Adama Barrow nit la ko xamante ne amul fit boobu waaye Adama Barrow believe that cabinet yi ak ñu muy liggéey dañ koo dimbale waaye ñoom ñoo ko njëkk a arbitré so Adama Barrow alone léegi nii su buggee def loolu will have a whole lot of pressure on him so do you must moom may ma jàppale la ci la mooy problème bi I'm not supporting Adama Barrow but he cannot do it to be honest alone may ma jàppale la foofu noonu xam nga tey ñu surround Adama Barrow ñu bëri dañ bitré Yaya Jammeh te ñu bëri dañ laal ci alal Yaya Jammeh don't you know that yeah okay of course people like Fabakary Tombong people like Kini Mai Fati Domi Haram boobu noonu and people like others you know people like you know Ahmad Bah Momo Jayon Nagi Ahmad Bah himself okay and Henry Gomez bokk na ci okay yow xam nga ne people like Ahmad Bah and people like Tombong Jatta Fabakary and people like Kini how to call him I think Mai Fati you know people like those people okay they will never give a good advice to Adama Barrow towards Jammeh coming back to that country because they know they themselves once Jammeh is inside that country they're gonna be in trouble okay lolu moo tax Yaya Jammeh bu mu waxee those people you didn't see them you know coming out and responding into Jammeh okay people like Ousainou Darboe people like Essa Faal you understand because Essa Faal himself Essa Faal is a big fake and he's a scammer. Essa Faal is a scammer because that's how I can call it because because all those political parties ñu doon caricature Yaya Jammeh 2018 2019 2020 ñu dee wax lu bon ci Yaya Jammeh those politicians do you see them today coming out and saying bad things against Jammeh? Never. Because they already have what they want. So they don't need to do it anymore. They're trying to say something you know, at least positive towards Jammeh so that people, the sympathizers of Yaya Jammeh, the lovers of Yaya Jammeh will, you know, support them. But it will never happen. It will never happen. As I used to say always, people who love Jammeh from day one up to date will never and ever accompany this, you know, so-called people. You understand? Okay? So, say, Essa Faal, more than what Jammeh is a coward. Is he saying that today? No. Well, what we should do Essa Faal? Essa Faal came lately. Those words are from UDP and other stuff. No, Deglomarek. I heard it from Essa Faal himself, from his mouth. Yeah, okay. But I said he was the last person because Bohalate, since Jammeh took off, UDP guys were the ones who said Jammeh ran away. No, my mama ñëw rek yeah loolu dëgg la waaye dana la xamal la ne Essa Faal kii dafa nekkoon underground since balaa ñu establish even this TRRC don't you know that? Yeah, it could be, yeah. I believe. Even if not, it could be because Essa Faal in an interview moom mu ne soo gisee deful investment in Gambia mu yóbbu business am into Senegal it's because of Yaya Jammeh because Yaya Jammeh is a dictator. Yeah, loolu wax na ko dëgg. Okay. Okay, Essa Faal moom ci boppam xam na ne once 2016 election is over and Jammeh is no more, this TRRC is coming. Who knows Essa Faal before? Nobody. But Essa Faal used the TRRC as a weapon for the Gambian people to know who is Essa Faal and for him to run for office. That's what Essa Faal have done. This is why I used to tell them Essa Faal is a fake somebody. It's a big fake and a scammer. Because Essa Faal 2018 dem 2019 bi mum jublé ak 2020 bi bum don joxe malo bi why he was taking people's phone number and names and in fact he didn't finish the job that he was been given and he was running for office. Okay, Essa Faal mom ñaata nit mu ne ñoom victime Jammeh lañ ñoo xamanteni dañ jël ay fetal ñu bugg a rey Jammeh moom xam na even soo demee international criminal law soo fa demee coup d'état it is shouldn't be done. You understand? Okay,
The normal Gambians lenne. Issa Faal is somebody commenting. He was working for the West. Okay? And then the West was using Issa Faal to prosecute African head of states, pan-African leaders. Mr. I disagree with you. You know what? One minute. Which side did you disagree with me? Which side? Because yow soma buggee wax ne nga ne Essa Faal dafa ñëw pour TRRC bi la use pour nit yi ñu xam ko loolu man duma mën a nangu loolu di. Okay, 1 minute. Okay, xana. Okay, ñëwal. 1 minute. Non ñëwal is okay, maa ngi la déglu. Xam nga wax noppa moo ko dee déglu duñ dee lekka wax. Okay? Non, bul dégga bro, maa ngi la déglu soo paree. Okay. Yow ñaata nit ñoo xamoon Essa Faal in Gambia? Before the TRRC. TRRC laa ko xamee. TRRC nga ko xamee yow si sa boppa te du. Duma fen foofu laa ko xamee. Okay, this is why I said Essa Faal dafa use TRRC bi pour Gambian si xam ko pour mu run for office because Essa Faal man I myself. su ma la waxee dëgga Essa Faal xam na what is the constitution of that country and then subsection 69 yaa ma dëgga. maa ngi laa déglu bro. Okay, subsection 69 the Gambian constitution lan la wax. So amu de 5 years si dëkk bi war mun loo run presidency. No. That it's not that. It's wrong. Okay. Gambian constitution subsection 69 immunity clause momone. Okay. And a junta, an ex-head of state and a sitting head of state. Nobody has the right to commission them. Okay? So and then okay. No, ñëwal bro. Section boobu noonu moom mu ne junta bi ak ex-head of state ak a sitting president kenn warul leen commission kenn warul taxawal commission leen. Okay, Essa Faal te moom bokk na si ñoo xamante ni ñoom ñoo bind that constitution. Mun naa la laaj question fii nii balaa ngay jàll pour balaa may fàtte. Okay. Léegi Yankuba Touré it wasn't nekkul sitting junta léegi junta bu comme like soo nekkee ex junta la wala yaa ngi nekk still now junta bi laa bëgg a xam ba léegi yaa ngi saaf. 1 minute. Okay. Junta is a junta. You understand? Whether you are in the system or you are no more in the system, nobody has the right to commission you. Okay? Yankuba Touré lu mu wax gaay in that TRRC, it is something which is very, very it is very, very loud and clear. Okay? Fooguloo ne comme gaay dañu war a leeral foofu noonu ndax bu ex la wala bu xamante ni yaa ngi saaf. foofu noonu foog noo gaay dañ ko war a leeral. Dégg nga angale teddu mané dégg nga angale teddu. Okay, so dégg na. Immunity clause. Immunity clause su waxee ne a junta and a ex-head of state and a sitting head of state kenn warul leen a commission. Dama la bëgg a leeralal benn mbir tamit man tamit balaa ñuy dem because lii dafa xaar a complicated tuuti I don't know much about the constitution duma la fenal dégg nga pour balaa nga may xam nga rek dama la leeral rek pour xam nga mun a understand loolu tamit. Okay, you can go. Okay, gis nga danaa la waxal leen ne Essa Faal bokk na si ñu bind that constitution xam nga yow xamuloo ko. Okay, yeah. Okay. Essa Faal su bokkee suñu bind that constitution mu xam ne constitution boobu noonu moo jox Yankuba Touré immunity bi ak Yaya Jammeh ak Adama Barrow ci boppam ak Aïssatou Njie Sidi moom moo leen jox that immunity. Okay? Moom est-ce que as a lawyer moom war naa nangoo ñëw mu taxawal commission boo xamante ni àndut ak luwa Gambia. Well, duma ne moom moo taxawal loi bi because it's the head of state mooy taxawal loi bi fana président bi moo taxawal commission bi. déglu ma brother, nobody is above the law. Okay? No. Nobody is above the law. No. You understand? Okay. Yankuba Touré lu tax moom mu ne ko the 1997 constitution gave me the immunity not to come and testify at the TRRC. Because loolu moo nekk ci constitution bi. Good. Okay, lu tax moom Yankuba Touré bu mu bañee wax gars yi file a case against Yankuba Touré yóbbu ko court lu tax judge si ak court bi ñu ne Yankuba Touré right am la pour bu mu wax si TRRC bi lu tax court bi wax loolu.
But still, dafa nekk si right am but okay let's déglu ma dañ bàyyi loolu léegi baal ma indi la fii man la ma duñ ko bàyyi de déglu ma duñ ko bàyyi because yow dañ ma challenge on something that you don't have knowledge about and you don't know about it. non xam nga lan moo tax non déglu ma rek man fi ma la challenge man challenge ma la ci constitution bi de man fi ma la challenge moo tax da nga waroon a déglu fi ma la challenge mooy nga ne ma ne Ensa Fall dafa use TRRC pour mu nit ñi xam man loolu laa d'accord ak yow moom fu mu disagree mooy Ensa Fall yow li nga wax ne Ensa Fall TRRC non déglu ma ok man foofu laa and this is simple and this is simple it's true one minute man sax mun naa laa dimbale boo buggee nag kii lu mu wax is simple everyone already knew this everyone knows this okay so how man I don't know exactly moom lu tax mu foog ne that's not true yeah what makes you think that it's not true that Ensa Fall has not used TRRC because xam nga lan la time bu yaa jamee jóg rek 2016 benn ñaari political party o ñetta nga dee dégga mooy PPP UDP ak PDOIS but gis nga bu jàmmee demee politique bi dafa ubbeeku yaa ngi understand so yow da ngeen ma bëgg a wax ne mbir coalition bi moom moo tax kon ñooñu yëpp ñu ñëwaat di jugo si politique tey ñaata political party ngay dégga biir Gambia understand tamit nit ki non may moom Mr. Ba let me come okay let me just there were more than that let me just come Mr. Ba no I want to help you okay léegi xam nga lan mooy problème bi tamit fii nit ku nekk fi ngay liggéey fi nga liggéey foofu ngay bëgg a ñu ràññee la Ensa Fall ci loolu lam doon liggéey foofu la ko nit yi mën a ràññee ne kii lii la gis nga TRRC bi dafa tax ñu xam ñu bëri ñoo xamante ne they are not good these people are good ñii def nañ ñii defuñ dégg moo neex yàlla man mënumaa wax ne direct ni Jammeh moo def so many things ñu ngi ko wax TRRC bi man du ma wax ne direct ni Jammeh moo def loolu yëpp loolu du ma ko attesté loolu waaye xam nga tam moom mooy boss let me make you understand this. I think you have been brainwashed. That's the problem, and you are still falling for that. No, bullshit, I'm not being brainwashed, bro. Listen to me. Yeah, you have been brainwashed because if you are in your right mindset, if you are in your right mindset, you will never even trust TRRC. Neither to say that TRRC has made you to know that these are the victims. Who are the victims? TRRC is a commission that brought criminals, okay, to come and testify against Jammeh. Criminals who were in jail for years. Okay? No, muna wahe ne ñoo tax nga muna xam ni ay victime lañu. Criminal ñoo one minute chila may ma Sidibe Mr. Ba waaye man suma time léegi mu jeede dama génne ma fekk leen ci live non déglu ma am na lu ma bëgg a waxal Isa okay am na lu ma bëgg a waxal lu tax ma ne Ensa Fall baaxul te am naa evidence te dama ko based on something okay yow soo ko xamutee déglu ma rek soo ko xamutee dama laaj ci soldiers yi ñoo xamante ni dañ leen musa pose in Farafenni képp kuñ fa pose ñoo xamante ni Mballo Kante moo leen rendi comme nu mooy rendee ginaar fu ñu leen suul si biir ami kam Farafenni bi dañ la di yóbbu ba foofu won la gars yi te waxal la history bi yaa ngi Ensa Fall moom gars yi suñ ñëwee TRRC ñoom ñu nar a wax ne ok starting from 94 ba 2016 lu mënta happen ci government Jammeh bi loolu dañ ko leeral ñoom suñ buggee skip Farafenni attaque bi 2014 attaque bi yaa ngi ak Katong attaque bi ñu bëgg ko skip te foofu noonu rey nañ fa ay sordaali Gambia te ñu leen rey ñoom dañ bëgg a teg ñooñu wax ñooñu victime Yaya Jammeh lañ yow est-ce que Mballo Kante koo xamante dafa dem Farafenni Mballo Kante rebelle la woon Libya déglu ma Mballo Kante koo xamante ni rebelle la nekkoon Libya mu jógee ko Libya dem Liberia nekk foofu noonu rebelle ñëw Gambia dem daanu si suñ kaw doomi dëkk yoo xamante dañ sol uniforme pour protéger dëkk bi mu rey ñooñu ñu ne Mballo Kante victime Yaya Jammeh la fan la gaa yi teg loolu déglu ma rek xam nga the thing is that yow luñ wax si TRRC bi yëpp starting from day one ba balaa ñu ngi ko close yow benn évidence génnut fan lu boo xamante ne dafa wane ne Yaya Jammeh moo joxe order bi wala Yaya Jammeh fekk naa ko mu ngi reedi wala man bañu ma xam nga man loolu moom wax naa la ko may la man moom loolu du ma mën a seede yow li ngay wax nii dafa sori may ma dimbale la nagalaati Sidibe yeah let me tell you for you to understand if you refuse to understand we will know that just like I've said you have just been no and you want to stick to that yeah because let me make you understand this since Ensa Fall came do you know what was his job criminalize Jammeh and his supporters that's the only thing he was doing okay lolu mota
do musa dega Essa Faal mu wax action yu xamantene they were against Jammeh even though it was above the law Essa Faal do they wax dara si lolu mota ku xamantene you are just being truthful like how to call it kilo kunjel kenyan tudanum tudati sa kunjel I can't even recall the name again Yankuba Toure Yankuba Toure ñu jail ko for no reason and all other people Essa Faal ñi ñuy ñëw pretend to be victims ñoom la mooy jana jox time leen question yu xamantene pour ñu mëna fend against Jammeh and their supporters and what was he doing criminalize everyone who was supporting Jammeh okay and he was even forcing some people to say that okay we were given order by Jammeh to do this action li ngay wax ne yow da nga doon déglu TRRC moo tax nga mëna understand so bro, let me tell you, man, even the way he was just interacting with people, forcing them to say words that they shouldn't even say or they don't want to say, you will understand that this man is just a witch hunter. Let me just put it. Yow di nga nangu nit mu use la mu dem tek la ci bench ci hot bench bobu nonu mu lay wax lo warta wax. In what sense? Just imagine. Lo mean si lo. Okay, lo mean si lo. Yeah. Munta nekk ci DB. Lo ko munta nekk. No, ba ko mu wax because I don't really understand lo mean si lo. No, because what do you mean by that? Xam nga yow ci sa beginning of the war nga ne victime leen jël te dafa am criminal ñu jël ñu ñëw ñu teg leen pour ñu witness about Jammeh, right? Do yow yaa wax loolu wala of course people who are in jail. Okay, yow will you agree ne nit mu use la mu teg la si hot bench bi di la laaj correction te yow yaa ngi xelaat ëllëg sa doom yi ak sa future. Do you think you will do that? Whole stage Sidibe munta nekk loolu munta nekk. Okay, let me tell you, if I have a problem with you, if I'm not honest, like I'm a corrupt individual full of hatred, okay? If I have a problem with you, okay? And when you are in your weakest, okay, someone invite me to testify against you, I will say everything just to criminalize you, okay? Do you understand that? This is simple logic. What a criminal you guy laying them free because you haven't time Jammeh then down after Jammeh guy free like I understand. So this was already an agreement. They have already staked this. They have already talked about everything. How many questions Essa Faal will ask them, and they already have response to them. I understand. So the only thing they will do is just to come and do whatever they can, even though to lie against Jammeh, just to make him look like a villain. So you want to tell me this was their mission. All those people, bro, this was their mission. Even though they failed. Da nga bo wax ne ku nekk nit yu xamantene yépp di ñëw ñu xamantene dañu ñëw TRRC di ñëw wax ne xam nga li ak li moo amoon da nga bo wax ne Essa Faal dafa interview moom rek moo interview gaay ñi yépp loolu nga bëgg a wax bala nga ñu moom rek moo interview in what sense ana moom moo dem xam nga comme like Sylvie mu laaj question because dama bëgg a understand bala may respond Hana okay mën naa wax si soose wala yeah sure afo okay la fa gëñu nga amina fo Essa Faal before gal bina ñi parlement kana kan diam fo Essa Faal tam man ñi molbe ñi ka ba kilim bang before ibina parlement ñi to bang ngol ñi ka okay ikabe ñi ka pour ngi ma ko in a simple way I understand Essa Faal mo be yalon groupe Juma la samana number 1 okay Juma le bala ko be ko mamu be wala man keri nga ko onde be wala na fo enda bro let me tell you UDP and some Jammeh haters even though they may not be UDP you understand that that's what I'm saying don't think that I'm just no you don't have to include UDP in this place I don't think UDP have nothing to do with Jammeh haters these are the people who brought Essa Faal okay haral ilamo yen ngi nga protection la ngay jall you understand wala Essa Faal kamana you understand so even the morning come and put in a testify against Jammeh. Chile, because I'm going back to Hamna Bongon, inshallah. All right, no problem then. You more testify against. Yeah, you welcome. Thank you, City. You more be come and put in testify against Jammeh. You more let me alone for ye sindile. Ye yininka questionable be for yanda me respond. You understand? So what you be on ya be program le wala na ni na daje mi ñi ka question do dal mi alok like ne me ñi kala sometimes it can freeze wala nanti afuta a level to mi alok for now stop TRRC jibe because na jele it's just a waste of time ika mo ñi ka question do aka job question do like question dollar
Kida ika même fote you know TRRC inte fango mamme fango ka jube nun kote ke you know ka rewatch you know but ika questionable men ask ani men ka questionable answer you know thank you very much ikamira back ya ite fango ika lon ko nyindo abe propaganda le ke ka you know exactly ikola ko ni Mohammed Ngoto ma sorry de. Esa dama ogata ya kimi sono lela mo ngela collection oja ila mo enda ngela collection oja esa fal dama ogata before abita ya kile mili ya ki ani sita le jamde ya befo ya sorry yalo pa pa de na traga nyiringa ya ya intera si ketela fa bante no ya je men mon finti kana kayta no gamelo ka fo esa fa do ko min kala do ko amam tati ay no ay min ka ila mo coming for then does that make sense is for ya jamelo Gambia no it makes sense no bro sorry no plange ma bay Mohamed longe ma ko je no bar jamme man tara Gambia amantara ma ko je chila ido jadi mo jamme man tara jamme ko audio ke lamda ki fonyo ko gamelo ya la moy Mohamed, every 5 years let him baba 6 years sorry ba so bang Mohamed longe ma ko je do aminka thank you very good question okay come in for the UN rep me alon ko wole be non Gambia during the TRRC I isa fa in Kale why don't you people invite Jammeh do you know what was the response of Isafal don't you know you know it I don't know. Okay, Isafal thought that tell that UN rep that if we invite Jammeh, it's gonna jeopardize our TRRC. Okay, if you go to Kerfatu, you are haunted. 1 minute. You are still 1 minute. Scared to face the 1 minute. I will give him reference. If you go to Kerfatu, by the time Isafal said he concluded the TRRC, they were giving him an interview there. They asked Isafal, why don't you invite Jammeh in the TRRC? Isafal says that somebody whom you know that you don't know, what is his address and where he is living, you cannot invite him, at the TRRC. That was the response of Isafal. If you don't believe me, go to Kerfatu. The video is still there. Okay. Mambalelo ko be but comme sorry de yalla mbi ni mo ndatu mi bi ngana ka ko nyimmal ya après pour kantinya abela pour kantinya na bora ale da dem fanale you understand because ñu banko ko lum nyinti you understand akanya ya me ñu banko rule for 2 years na bora so ya je mak nyaaw nya ni ngati esa fale do ko ke min ala ka funi esa fale hamga atado ba ñu mol use kam pour kan totinya Jammeh fana rasula pour ka finte hana man na Gambia boda sa xam nga ko audio ko nyamin ko audio ki Gambia you understand pour mol yalla ma stila sa audio ke non hana ra man na boda as audio ke non la ki fonyo ko no mol la ko mo la ka fu jide ay tan mol ko me esa fala do ko min ka xam nga tirimbal ya ayola ke Jammeh neba elamo sorry mbaru wa ko MS ke mane elamo amba Mohamed ya mo le ko Jammeh ko ay audio bonde ako Adaman sila kana TRRC la but ya invite na fe demo moy Jammeh te sila TRRC aba to di tutorial jine aka audio ki just can you respond ko ya invite na ko te mo audio moy be Jammeh ofo so mina to no ma ka Jammeh invite nana ma audio moy nak okay ta YouTube bila ma fo bila ma ila moy okay ta YouTube ya ta Jammeh's latest response ala video do bi jamo kuma ko dama fa video jamal ke you understand audio no not even a video but ya make it into a video you understand ala dia mo ko ako na tare ñu la fa testify so how come sita bu la na aw kuma ko dama la fo that's a good question me alon ko pour hada ma mo mi alon ko hakilo be you understand ñu ko itol be de marol you understand ibe de marol still ni ka jatole de ma hani ka jato face mi latina ite jato face la it means ite man de pare de mo la ni sai now 1 minute